yéenekaay yi. jërë ngeen jëf mbalaanum kiir layu Ousmane Sonko bu doon lu mu sàngoo la nañu xam ne tànk yaa nga ci biti journal La Tribune bind ci xëtam mu njëkk ne lu jëm ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko pencum ndawi réew mi di assemblée nationale teg ne jéego bu njëkk ba Vox Populi xóotal wax ji ba xamal ñu ne bureau assemblée nationale beek président yi xaal nañu démb yoon wi ñu war a jaar ngir mburi mbalaanum kiir lay bu honorable député Ousmane Sonko li ci des léegi nag moo di taxawal ab commission ad hoc altine ji di ñëw fukki fan ak juróom ci weeru février ci la ñu ko fas yéene samp ci àllarba ja fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ñu woolu Ousmane Sonko déglu ko buñ ca noppee def seen rapport déposé ko ci la ñuy soog a wote à plénière ngir wote ndax dañuy ñori Ousmane Sonko am déet lise ko nañu démb bi ñu convoqué bureau assemblée nationale ngir doon ca waxtaane levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ci fukki député ak juróom-ñaar yi newoon ca ndaje ma ñaar rekk ñoo ne ànduñu ci waaye fukki député ak juróom ya ca des yépp dañu ne na dañ wéy la ñu woote ñaari député yi àndul ci ñi dindi mbalaanum kiir lay bu Ousmane Sonko lise ko nee nañu moo di député Cheikh Abdou Bara Dolly ak député Yaay Mané Albis enquête yi ne kay jànge ci ne njiital parti Pastef ma nga ñu jàngte jëm ca fa ñu koy sànke teg nañu démb jéego bu njëkk bi jëm ci dindi mbalaanum kiir layam ci assemblée nationale Walf Quotidien ne ko assemblée bi livré na Ousmane Sonko koy ngay wax mu gën a gaaw gën a gàtt leetar bi avocat yi Ousmane Sonko yi bindoon président assemblée nationale ba am ñeenti mbir yu ñu ko doon sàkku ngir ñu jëfee ko laata ñuy dindi immunité parlementaire am leetar boobee Walf nee nañu daanaka président assemblée nationale di Moustapha Niasse da koo xutti faale wu leen sax Sud Quotidien nañu moom président Moustapha Niasse ki mu faale ab requêtam moo di procureur de la république Serigne Bassirou Gueye li mu sàkku ci assemblée nationale moom procureur bi mu di ñu dindi mbalaanum kiir lay bu Ousmane Sonko ba mu mën a am lante ak yoon ci tuumay viol ak menace de mort yi ko Adji Sarr di toppe Moustapha Niasse fekk si na ca Serigne Bass tàmbali na jéego yu njëkk jëm ci dindi immunité parlementaire bu Sonko moom Ousmane Sonko Le Quotidien nee nañu ab sëriñam wasilam di Serigne Cheikh Abdou Mbacké demaloon na ko ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides ngir yegg ko coow li ak la ci am yépp ba xamal ko ne lii lépp du dara lu dul complot bu nguur gi nas ngir bëgg a fexel Ousmane Sonko Le Quotidien nañu waaye président Macky Sall moom it ba mu yëgee loolee yàggalu ko fenn fii saa si la déggante ak xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ba xamal ko moom it ne 5310 di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ba xamal ko moom it ne li ñuy wax 5410 ba xamal ko moom it ne li ñuy wax moom président Macky Sall taqewu ci laalewu ci yëfi privé la yëfi privé yooyee di massage Ousmane Sonko bi keroog ba mu xewee ca salon de massage ba waa ji ñu ne moo ñëwoon jël si Adji Sarr ak otoom ci guddi gi te ñu ne mbokk la ci kilifa gu nekk ci nguur gi waa joojee jarbaatu Maodo Malick Mbaye la journal Source A moo ko bind joxit kàddu gi directeur général bu ANAMO di Maodo Malick Mbaye muy dëggal ci xët mu njëkk journal bi ne waa joojee jarbaatam lenq la benn ab soldat di ab sous-officier bu sant Dieng la ñu teg loxo ba yóbbu ko kaso ndax tuumay càcc l'observateur moo joxe xibaar bi ba wax ñu ne soldat bi ci hôpital militaire bu Wakaam la doon liggéeyee barab ya ñuy denc garab ya di stock médicament foofee la doon garde waaye ci weeru octobre 2020 ci la waa ministère de la santé njoxte trafic produit hémodialyse bu am ci hôpital militaire bu Wakaam dañoo demoon ba seetlu ne yëf yi dafay manqué saa su nekk te li muy manqué dafa bari waa ministère de la santé commandé waat fa ñu ko commandé di ca Afrique conception distribution ba ñu demee ba yegg ci war a livrer commande bi ci la ñu seetloo ne matériel médical bi ñu war a livrer jotoon nañ ko livrer waa ministère de la santé bu nuppi kon nan la matériel yi def ba duggaat ci seeni loxo ngir am ci lu gën a leer ci li ñu sisiré gendarme yu section recherche yi section recherche nekk cay cherché ba gis ne soldat bi moo doon sàcc matériel médical yi di ko jaayaat ni gendarme yi def ba jàpp ko l'observateur leeralal nañu lépp ba tegal ñu ci ne soldat bi ñu ko jàppee weddiwul ndax moo wax ci làmmiñu boppam ne yàgg na sàcc matériel hémodialyse yi di ko jaay mu di ay rein artificiel acide critique ba ci ay carbonate ci gàttal jaay na ca valeuru ñaar fukki million ba ñu koy jàppit moom waa ji yi mu sàccoon ca l'hôpital bi ba bëggoon koo jaay mi ngi toll ci fukki million ak ñaar ñaareelu yéenekaay bi xëyee loolee moo di journal Libération bind na ne soldat bi doon sàcc garab ya ca l'hôpital militaire bu Wakaam doon ko jaayaat sergent Ibrahima Dieng la tudd ay kit médical la yu ñu jagleel ñi amee feebaru roño état bu Sénégal jëndoon ko dénk leen ko moom la doon roñ di ko dugalaat ci marché bi di ko jaay yéenekaay bi nañu ay millions yu bari la bi ko gendarme yu section recherche yi di jàpp dañu ko bett mu sàccoon ay matériel ba waroon koo livrer. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yu jàngeen jëf xibaar yi buur na gën na ci fas Adji Sarr nag mu joxar baaram yu tuuma kii Ousmane Sonko ne dafa yegg ci kawam di ay kaddu dafa daal di wan na lor di ay kaddu Pape Alé Niang mi jëlee ni mel ci procès verbal bu l'enquête bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké di Serigne Ousmane Sonko tam àdduna ci yëf yi ne daal li muy naqarlu mooy lii di ngor daal dafa amatul ci mim réew mu nag bëgg mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu daal di ko leexal ba mu leex nañ ñu bañ a fare fenn week-end bi nag ñu ngi waajale manifester biti réew di ay doomu Sénégal Paris Marseille Lyon Washington fas yéene dem ci kaw tali bi ngir daal naqarnu ni ñu bëgg a liquider kii di Ousmane Sonko di njiitu Pastef mbas mi nag ak ni muy xotale ay bakkan ci mim réew jaaxal lool kilifa yi ca paroisse Sainte Agnès bu Rufisque ñu nag yëglu ndax dañoo jàpp ne daal ci jamono ji relâchement maanaam bàyyeeku am na ci askan wi noonu la demee foofu ca Foundiougne ca région bu Fatick mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Nourou Ba ci micro bi technique Abdou Thiam ci kanam incha allah. circuit bu ndaw
man mi nga xam ne 68 fi la ma fekk te gis nga ña doon wax 68 wër Senghor donc monsieur le président vous êtes trop gentil vous êtes poète vous êtes ceci vous connaissez léegi mais le Sénégalais dóor rek la ñu xam. mais sa wax ji moo yeggul ndax lu jóge ci salon lu jógee ci salon de massage nga yóbbu ko Casamance ci MFDC léegi lu tax nga jëlee yow lu tax nga jëlee wax ji lu tax nga jëlee wax ji Ahmed Khalifa. te man li may xaw ma ko bul ma invité. non dama ni bàyyi ma wax li nga xam ne. bu ma ko lu tax nga invité ma pour éclairage bàyyi ma dem éclairage. léegi faram fàcceel ñu. waaw d'accord waaw faram fàcceel ñu léegi Casamance. man nag di nga man. di nga nag man magum bi jëm laa ci 65 ans. dégg nga defal ndànk duñ ma woo di ma càll da nga may déglu ma wax li ma bëgg wax ñu dégg ko man laajuma pour ñëw ma nga bàyyi ma ci la ma newoon dégg ci li nga nekk bàyyi ma éclairer li nga xam mooy sama xalaat. aywa. ok dama ne MFDC ba juddu woon Casamance ak Ibou Diallo ak ci Émile Badiane entre autres bon parti politique la woon Senghor ci ñi ko sos lool la bokk ci la base après jël ko ak parti démocratique de Kédougou xam nga ça fait rire parti lool bu Madi Sissoko ñoom ñoo créé PS bi tey tuddoon IPS mais booba MFDC booba dafa influé woon sur la vie nationale tey jii yeneen boo dellusee éléments yi MFDC mi ngi bëgg a jógee ci mouvement armé war a dugg ci mouvement politique foofa Sonko am na fa avenir pour la pacification du pays buñ ko jàppee buñ ko jàppul bés dana de ñëw moom rek mooy mën a wax waxu jàmm ak nguur gi pour que affaire xeexu Casamance jeex. léegi. beneen bi dafa nànk Babacar beneen bi li nga tey ñi taxaw sëñ bi lii ma li ma woowee tax ma ñëw élément bii mooy bi gën a am importance mooy tey ci taxaw ñi taxaw ne nañu dindi immunité Sonko malheureusement c'est les mêmes ñi waroon Senghor 68 ne ko na dóor étudiants yi te boobu 3000 étudiants rek moo ci nekk léegi y a 103000 ne leen na leen dóor na leen tas yi jàpp ay bàccili ay job de courant yóbbu leen ñu yóbbu leen armée ñu tëj leen yàq seen jàng yàq lu bëri ñu ne Senghor Sénégal dóor rek mu dóor pouvoir bi daanu ba ñu ne le pouvoir est dans la rue Cheikh général Alfred Diallo moom moo nit du def coup d'état mais on lui a proposé le pouvoir les mêmes sont en train de dire à Macky dóoral dama leen di weer ndax boo leen weerul réew mi yàqu waaw tey nag yegguma ci ay tur bu ko laajee danaa ko def. léegi Moustapha Niass ngay waxal Moustapha Niass ngay waxal. yow jëlal tur bu la neex man moo bëggee tur tudd tur yow nag boo bëggee tur tuddal tur. Georges man mooy tur doo ma ko tuddloo yow nag mën nga jël conclusion bu la neex. les mêmes sont en train de brûler le pays. Macky ay éléments la ay éléments lay utiliser. léegi sëñ bi Niass li ñu dese ci waxtu bëriwul. maanaam am na loo xam ne atmosphère bi ñuy créé c'est une atmosphère délétère. voilà atmosphère délétère boobu li ñu dese ci waxtu bëriwul lu ci loxo MFDC ci ab problème bi nga xamante ne diggante ñaari nit la. waaye boo ko gisee defee noonu ci sama gis-gis yaa ngi induire en erreur nit ñi. ci naka. ci nga environnement c'est quelque chose d'important dégg nga kii mën nga juddoo arrondissement Diouloulou dégg nga zone bi mu dëkk mooy fi Ousmane Badji dëkkoon mooy zone Sèmkocil mooy zone Chamsidine sama nijaay sant ay dara foofu lañ nekk dégg nga ak daa silaame donc dafa am loo xam ne boo. comprendre ñu dara ci li ngay wax comprendre ñu dara Ahmed Khalifa Niass. waaw dama ne li ngay comprendre rek mooy l'histoire est en train de bégayer le même MFDC il y a 70 ans ou presque le même MFDC jàppal sax ne Sonko élément MFDC la même bu dee ni ñu ko sàngee li ñu tuddee Pastef loolu mooy analyse politique qu'est-ce qu'il y a derrière lii. lan la lu dëgg su fekkee nit ki bu changé tenue rek dootoo ko xàmmee loolu mooy li ñu war a xam mooy les mêmes éléments ñu doon menacer réew mi
sa kaddu yi nag mën naa taal dëkk ah. bu la neexee yow xam nga yow yaa waxee noonu waaye man moo bëggee taal dëkk du kon c'est pas la peine nga di ma oo pour ma taal dëkk bi man damaa toog jàpp sama njàmbur nga wax ma ne ma kaay man damay def analyse ne la affaire yi am na ay danger les gens qui ont fait 68 et qui ont fait que le pouvoir était dans la rue peut-être que ñoom seen bopp am nañ ci intérêt parce que bu réew mi tàkkee xëy na am na ñu danañ dégg cër boo xam ne mosuñu ko dégg yooyu yëpp gis nga il faut que ñu weer loolu sinon réew mi day tàkk. jërëjëf Ahmed Khalifa Niass kilifa diine kilifa politique jërëjëf mbokk yi yendoog jàmm jaajëf El Hadj Georges Assou Mbène ñu ngi lay ziar yendoog jàmm. Soumari.com, un site de vente en ligne créé par des jeunes Sénégalais qui vous propose les meilleurs produits à des prix imbattables. Une équipe qualifiée et dynamique vous assiste de l'achat jusqu'à la livraison. Soumari.com vous propose les meilleures marques mondiales qui respectent les normes internationales avec des réductions allant jusqu'à 40%. Du matériel électroménager, cuisinière, réfrigérateur, congélateur, des téléviseurs LED et Smart TV de dernière génération. Nous avons toutes les marques de téléphone, iPhone, Huawei, Samsung, Tecno, du matériel informatique high-tech à un prix juste. Commandez en ligne sur www.soumari.com ou appelez-nous au 33 842 25 05, 78 636 56 20 ou 70 848 99 65. Nos délais de livraison est de 4 heures à Dakar et 48 heures dans les autres régions. Vous pouvez aussi visiter notre showroom sur l'avenue Bourguiba en face de la banque ASEP avec soumari.com. Tous les produits sont garantis de 12 à 24 mois. soumari.com. jaay lu yomb saa su ne te wóor. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 8h jot na jërë ngeen jëf mbokk yi bisimilah ci xabaar yi ci wolof ci gàttal ànd ceeg Seydou Nourou Ba salaamaaleykum Seydou. waaleykum salaam Babacar Fall mbokk jàngeen jëf bisimilah ci xibaar yi li ci gën a fës Adji Sarr mi joxari baaraamu tuuma Ousmane Sonko dafa wan lor di ay kaddu Pape Alé Niang jëlee nag loolee ci procès verbal bu l'enquête bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké di Serigne Ousmane Sonko tamit àdduna ci mbir mi moom nag li muy naqarlu mooy daal lii di ngor dafa amatul ci mim réew li mu nag bëgg mooy mbiru Sonko ak Adji Sarr ñu daal di ko leeral ba mu leer nañ bañ a fare fenn. weekend bi nag ñu ngi waajal ay manifester biti réew Paris Marseille Lyon Washington dañoo fas yéene wàcc kaw tali bi ndax daal ne du ñu nangu daal day doomu Sénégalais ne du ñu nangu ñu daal di liquider ki jiite Pastef ndax loolee du yoon. Covid 19 di mbas mi ak ni muy wëyee nag di xotal ay bakkan ci mim réew daal di jaaxal lool kilifa yi foofee ca paroisse Sainte Agnès bu Rufisque nag ñu ngay yëglu ci jamono ji nga xam ne daal. askan wi dañoo gis ne dañu daal di bàyyeeku faaletuñu lii di mbas mi comme ni mu demee foofe ca Foundiougne ca région bu Fatick ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram yéene kay Modou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. Adji Sarr mi jokka bi baaraamu tuuma Ousmane Sonko ne dafa yegg ci kawam ay yoon dafa wan lor di ay kaddu Pape Alé Niang moom nag di ba taskatu xibaar daal di cité PV bu l'enquête bi mu nag yëkkati yooyu les kaddu ci site d'information bi nga xam ne moom moo ko daal di moom ba tey ci mbir moomee Serigne Cheikh Abdou Mbacké di Serigne Ousmane Sonko nag rafetluwul yëf yi li mu sax ñàkk rafetlu mooy daal ngor dafa amatul ci mim réew ndax ku ne mu ngay jëm yàqal keneen ki waaye nag li ci mënta ne li mu bëgg daal mooy yëf yi daal diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu daal di ko leeral moom nag ne farewul fenn ñu déglu ko. maa ngi xamal président Macky Sall xamal président Ousmane Sonko xamal Sénégal yëpp ne Sénégal yooyu ko moom nañ teg réew mi ci dëgg ku jàdd nañ la jaarale yoon waaye ku nekkul ci dëgg te noonu la ñëpp wax ne nekkoo ci dëgg réew mi Sénégal yi ñoo ko moom ñoo ngi ñaan jàmm ci réew mi di ñaan ñi nga xam ne ay responsabilité lañ yor ci réew mi te jiite mbooloo nañ seetaat seen taxawaay bu baax a baax ndax ku fi nekkub xalif li fekk faatuwoo kenn mënu ko dindi nit nag mën naa nekk président ci ak dundam di dund ba tey te dootu nekk président Abdou Diouf ngi fi Abdoulaye Wade ngi fi man de Macky Sall diggante 2009 2010 2011 taxaw bu ne taxaw naa ko ci wetam ànd ko Ousmane Tanor Dieng pour mu jóg ci réew mi parce que dañoo jàppoon su jotee ci réew mi li Sénégal yi bëgg dana ci jaar ba la ñu metti woon ci changer régime buñ ci jotee fi Sénégal yi bëgg ak li ñu yaakaaroon ci moom ñu am ko ci loolu itam weesuwut na gën a xoolaat entourage am te gën a gëstuwaat te xam ne am na lu xew loo xam ne xamu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi kenn ku ne tam li la war na nga ko def lu la war a bu ci jéem a dugg réew mi nag léegi ñëpp a ragal ndax tuumaalante bi bari na lu neex waay wax kenn rusatul kenn foo wax ñu am fuñ la dëkkale
mën nag néew mu Ousmane Sonko def néew mu defut waaye nag lu mën a xew rek nañ ko def li wàcc laay tax la lépp leer nañ benn parparloo bañ ci am ñu teg ko ci yoon rek. ba tey ci mbir moomee yoon wi ñu war a jaar ba daal di teggi malaanu kiir laay Ousmane Sonko nag tàmbali nañu ko niki démb commission ad hoc bi nag bu ñu daal di dénk mbir moomee nag dañ ko samp altine bi ñu dëgmal ci nag boobu la jamono dinañu amal réunion bu commission des lois de centralisation du travail ak des droits humains ñu daal di ko convoqué bés boobu maanaam altine lan moo nag naxa nekk li ci topp leeral yëkk Jéema Ndiaye Ba moom mooy jiite présidente boobule commission moom mooy présidente boobule commission mi ngi ci micro beeg Ndate Diop. président assemblée nationale liiral nañu lettre bi ak li aju ci lettre bi yépp xamal ñu li nga xam ne moom lañ ñu laaj. man mi nga xam ne maa jiite commission des lois aussi conférence président bi wane ni bureau assemblée nationale d'accord nañ continuer procédure demande bi te continuer ko mooy commission des lois convoqué commission bi pour ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy commission ad hoc bi ñu war a taxawal pour mu mën a saytu mbir moom. commission ad hoc boobu moom mooy nekk bi nga xam ni mën nañ jàpp ni kon mooy lijjanti mbir mi. naka lay tëddee. ak composition bi ñan ñoo ciy bokk ak ñu ci dul bokk. commission ad hoc boobu commission des lois bi nga xam ne moom la ñu convoqué nañ ko incha allah pour altine commission des lois boobu. noonu aussi dafa am noo xam ne noonu la ko règlement intérieur assemblée nationale tëralee. ci article bi nga xam ne mooy 34 muy fanweer ak ñeent. moo wane ni commission ad hoc boobu juróom-ñetti député yoo xam ni ci groupe majorité lañ bokk ñaari député yoo xam ni ñu ngi ci groupe opposition ak benn député boo xam ni ci ñi nga xam ne daal non inscrit ñoom lañ tuddee non inscrit muy fukki député ak benn yoo xam ni ñoo war a toog saytu lii nga xam ni laaj nañ ñu ko ci turu député assemblée nationale yëpp. tànneef gi naka lay demee groupe parlementaire yi ñooy proposé ou bien yéenay waxtaan ci biir désigné. des tànneefi groupe parce que c'est des groupes administrativement constitués ni ñu koy waxee ñoo xam ni nangu nañ ni ñooy groupe yi ñooy waxtaan ci seen biir groupe bu nekk tànn ay nitam muy ay ndawam ñu yebal ko ci commission boobu pour mu teewal. week-end bii nag ay manifeste ñu ngi koy waajal biti réew des doomu sénégalais ña nekk ca Paris Marseille Lyon ak Washington ñoo fas yéene wàcc kaw télé bi ngir naqarlu daal ñu jàpp ne dañ ko bëgg a liquider kii di Ousmane Sonko jiite tey opposition bi Aboubacar Bencheloun bokk na ci société civile bu diaspora mu ngi ci jokko bekk Amadou Sabar Ba. diaspora bi mooy sénégalais yu nekk ci bitim réew ñu nekk Washington Paris Marseille Lyon ñooy manifester samedi ak ajuma bi ñi ngi manifester contre la justice sénégalaise Macky Sall moo leen di diriger Macky Sall moo leen di def loolu lu ñu warul def tey justice boobu ñun dañu ko bëgg mu jóge fii c'est dañ koy xeexuñu ndax dañu bëgg a jël ay partisans lañu de Sonko wala ay parti politique la ñu bokk noonu non ñun dañu jóg tey en tant que société civile en tant que défenseur du droit tey même waa parti yi suñu fekkisee pour manifester dañu ñëw manifester d'abord pour le droit des Sénégalais pour le droit d'opinion gis nañ ko Aboubacar Seye le droit d'opinion dafa bafoué ñun dañu jug xeex tentative de complot yi nga xam ne gouvernement bi moo koy def pour pouvoir empêcher ay opposants ñu mun demain participer aux élections contre Macky Sall wala contre les représentants des gens du pouvoir c'est loolu mënuñu ko nangu parce que Sénégalais bu nekk am nga droit participer aux élections loolu moo tax ñu ngi défendre Sonko parce que Sonko tey si ñun vie privée am la lu mu munti def dina répondre si justice bi c'est justice bi mooy déterminer est-ce qu'il est fautif ou pas or tey cette justice-là elle est aux ordres de Macky Sall c'est day participer à la tentative d'empêcher Sonko mu participer aux élections. ba tey ci mbir moomee nag ñi doon manifester fara ci Sonko altine bi weesu nag ci ñeent fukk ak ñaar ya ñaar fukkee daal lañ daal di teg loxo daal li ngeen toppee mooy taal ay bërëb yoo xam ne daal ay bërëb yu ñu moomul la wala tamit daal di fekkee. ay mouvement daal yoo xam ne dafa jur fitna yàqatam loo xam ne ñeneen ñoom ñoo ko moom seen avocat nag ne tey jii leen lañu war a présenté ci àjjuma ji foofu ca doyen des juges d'instruction ngir daal wax leen fan la ñu war a féete maître Babacar Ndiaye ci jokko beeg Pape Diba. ci commencement bi ñeent fukk nañu woon ak ñaar léegi bi ñu leen andee defeere leen ci kanamu procureur moom moo décidé nag bàyyi ñenn ñi mooy li mat 22 yi ñu bàyyi leen waaye 20 personnes si ñoom ñi si ñaar fukk si ñoom procureur dafa jàpp ni ñii li ñu def dafa garaaw moo tax mu décidé mu jël décision téye leen war leen yóbbu si kanamu le premier juge d'instruction
le doyen des juges pour mu inculper leen li mu leen inculper moom mooy dajaloo di def lu ñaaw taal ay daay ak def jaxase dëkk bi waaw mooy yëngal dëkk bi ak waaw loolu daal si lu gàtt daal suñ ko mënee wax noonu na leen di toppee quoi. war nañu dellu soit tribunal pour ñu présenter leen juge d'instruction bi. voilà léegi nag mënuñu xam ndax ñoom ñëpp juge bi da leen di inculper placer leen sous mandat de dépôt mooy yóbbu leen prison ñu xaar ñu toppatoo seen dossier ñu def ay enquête wala ndax da leen di inculper jox leen contrôle judiciaire loolu parce que contrôle judiciaire mooy da lay inculper nii la lii lan lay toppee su la ko waxee ba pare soit nga reconnaître na wala nga bañ ko reconnaître ba pare mu ni la léegi bàyyi naa la placé naa la sous contrôle judiciaire mais da nga ciy jaar chaque fin du mois wala chaque semaine nga jaar fii pour wane ni yaa ngi Sénégal mais xam nga aussi suñu groupe la aussi 20 personnes mën na am kenn nañ ciy topp wala ñaar wala ñett nañ ciy topp pour incendie volontaire wala ça dépend daal ci dossier bi. juróom-ñetti waxtu teg na juróom-ñetti simili fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee mbas mi ca Rufisque kilifa yi ca paroisse Sainte Agnès nag di yëglu ñuy nag ñëpp daal di gën a bàyyi xel ci mbas mi le ndax ni muy xotale ay bakkan doy na waar lool ñu ñëw fu nag joxe ay masque ay gel ak yeneen ñu jàpp ne daal ñëpp war nañ cee bàyyi xel ndax dañoo gis ne bàyyi ko am na ci Abdou Diouf Diagne. yokku gi nga xam ne jàngoroy coronavirus daf koy wéy di yokku ci département bi jaaxal lool la ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci paroisse Sainte Agnès abbé Simon François Diouf nekk ci bërëbu diine boobu nga xam ne catholique yu bëri ñoo fay faral di ñëw di leen ñaax nag ngir ñu gën a bàyyi xel jàngoro jilee. jamono ji ñu toll wax nañu ne ñi dee ci mbas mi gën nañoo yokku ñi nga xam ne tamit amee nañu feebar bi gën nañoo yokku loolu moo war a tax nag war a gën a farlu ci loolu ndax ñi bëri dañu foogoon ne nekkul feebar bu am waaye feebar bi lu am la ñu bëri dañu ne woon gisaguñu ku ko am waaye léegi am na ñi nga xam ne am nañ mbokk yu ko am ñu koy soog a gëm kon gën leen wax ne rek feebar bi lu am la même bu ñu nekkee ay jeunes it mën a gën a xoolaat ni ñuy doxalee ngir nag mën a gën a sàmm ak dige yi nga xam ne moom la waa kër docteur joxe réseau des artisans du département bu Tëngéej ci nag amal campagne bu rëy ngir daal di joxe ay masque gel hydroalcoolique ak yeneen i jumtuwaay école yi bërëbu jaamukaayu yàlla yi ak institution publique yi ñoom la ñu ciblé woon Xaali Ngom mooy seen président. xool nañ bi mbas bi amee ba léegi deuxième vague bi presque kenn jógul te président de la république gis nañ ay effort yu mu def ci artisans yi atelier bu nekk mu fexe ba nga am 150 000 ñun nag bu ñu xoolee loolu ñu ne réseau des artisans département de Rufisque membres yi bëri nañ war nañ mën a tam boole ci une semaine rek la lancé appel bi ñu am 2 500 000 loolu lañ jógoon nag def ko mais nag mënuñu def jéggi suñu kër mënuñu def jéggi suñu njaboot moo taxoon ñu ñëw ci antenne bi pour jàppale ko moom it ci suñu njaboot gi nekk fii jox ko dotation boo xamante ne suñu njaboot gi dina ko yittewoo. ñeneen ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci yeneen secteurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo jot ndimbal gi di sàkku ci ñoom tamit ñu daal di roy jëf ji nga xam ne réseau des artisans du département de Rufisque daal di nañu koy def RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. ca Foundiougne li ñu fa nemmeeku mooy bàyyeeko bu doy waar ci askan wi ci jamono ji nga xam ne ñaareelu vague bi mu ngay wéy di wane dooleem kilifa yi nag di oo askan wi ñu sàmmoon tekk li kër docteur yi wax conseil départemental bu Fatick nag joxe fa ay masque yu bëri ñeel askan wi Aminata Goudiaby. ci deuxième vague coronavirus bi nag li ñu nemmeeku mooy département bu Foundiougne daf ci bëri ay cas nee ñu nag district sanitaire bi nga xam ni moom la gën a laal mooy bu Sokone préfet bu Foundiougne nag di sàkku ci askan wi ñu gën a sàmmoo ak digle yi nga xam ni moom la waa kër docteur di joxe Ousseynou Mbaye moom mooy préfet bu Foundiougne. Foundiougne nag dafa nekk département boo xam ne nii boo ngeen ko seetloo ci première vague bi amoon na taxawaay bu am solo boo xam ne ni daanaka li ñu amoon ci ay cas bariwul loolu beneen vague bi commencé waxoon ñu am yenn cas yi waaye bu fekkonte ne la ñu war lépp ñu ngi koy def au niveau des marchés ku war a raxasu yaa ngi raxasu ku war a takk masque yaa ngi koy takk di respecter les distances loolu yaakaar naa buñ ko saxoo woon yaakaar naa xëy na duñ egsi fii. conseil départemental bi itam ñëwaan na ngir participer ci xeex bi ñuy xeex jàngoroy coronavirus ndaxte lu ëpp ci 20 junniy masque séddale nañ ko foofee ca département ba mu bokk ci ay école ak itam yeneen service Moustapha Mbaye moom mooy président conseil départemental bu Foundiougne. tey jii dañoo ñëwoon ñu commencé ci année 2021 jënd 20 junniy masque ak benn indi ko pour commencer ko xeexee ko mbas mi 20 junniy masque yooyu ak benn nii lañ ko bëgg a séddale mooy lycée yi ak collège yi ak service administration yi nekk ci biir département bi ak daara yi ak gare routière yi di sàkku kenn ku nekk ci ñun mu gën a faratal respecté li nga xamante ne moom la docteur yu digle. ngir fexe nu ñu wàññee wàllantey jàngoro ji juróom-benn marché hebdomadaire yi gën a mag yi nekkee ci département bu Foundiougne fi mu ne dañ leen di tëjagum arrêté bi nag génn na ay fan a ngi nii Aminata Goudiaby Fatick RFM.
campagne bu jëm ci vaccination bi nag ñeel Covid-19 ñenn ci ay doomu Sénégal daal dëgër bopp ne dañ ko def docteur Ousmane Ba di sociologue di ko leeral ne li ko war a dal mooy nguur gi moo nasagul ay plan yu leer ngir askan wi daal di ko nangu ministère bu santé nag ne daal dinañu amal ay activité ci sensibiliser askan wi ci lu jëm ci ñàkk mi Aminata Ba. mu nekk situation bu doy waar te compliqué fii ci biir réew mi ñu bëri ci askan wi xalaatuñu sax vacciné wu ngir dal di mucc ci jàngoroy Covid-19 docteur Ousmane Ba di sociologue jàpp ni li ko waral yépp mu ngi jëm rek ci communication bu jaarul yoon. tàmbalee la commencé jaaxal nit ñi nga xam ne tugal lañu nekk wàllu vaccin ñoo nga xam ne souvent ñooy créé vaccin bi ñooñu bu ñu demee ñu am ay gis jaaxal askan bu nga xam ne xëy na peut-être xam-xamam matul foofu te jàngam eggul foofu mais dina xaw a am jaaxante parce que dafa amul benn africain boo xam ne wax nañu moo créé vaccin bi doole la ñuy jox parce que dafa cher vaccin bëri moo am mais ci diggante boobu ban la ñu war a jël moo tax askan bi xaw tuuti njàqare ci par rapport à cela. gouvernement bi pare rek ngir jël ay responsabilités am fas yéene amal ab campagne de communication bu jaar yoon ngir rek daal di sensibiliser askan wi ngir ñu daal di vacciner wu docteur Ousseynou Badiane coordonnateur bu programme élargi de vaccination. message yi ñuy jàllale dina nekk ci message yi nga xam ne mooy gravité maladie bi ni mu grave ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ne moyen la pour sensibiliser yëpp dañ ko utiliser d'habitude diñ daan def yëpp dañ ko def gis nga dañ ne mën a am ay affiche dañ mën a def ay spot yoo xam ne dañ ko jàllale ci rajo yeeg ci télé yi dañ dem def ay visite de proximité li ñuy wax dem fekki askan bi waxtaan ak ñoom. action yi dinañ jur lu positif waaw wala déet ñi nga xamante ne bëgguñu vacciné wu fii ak ay fan dinañ ci am lu leer. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou Nour Ba. naka suba si. waaw dafa da nga ko xaw a. du man voilà mi ngi noonu. voilà bisimilah. kon boog maa ngi lay ziar waaw bisimilah sàkkat yaram noo def sant yàlla bu baax alhamdulilah bisimilah. ñu daal di ko door rek wàllu football ak tournoi UFOA bu ñu jagleel lii di équipe nationale cadette yi di moins de 17 ans yi final gi nag dañ ko amal niki ëllëg ca Stade Lat Dior bu Thiès diggante Sénégal mi ko organisé lay daal di doon ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Mali la ko war nag moo di Sénégal démb ci demi-finale go doon ndox ci diggam ak Guinée-Bissau ca Stade Lat Dior bu Thiès Sénégal ci mujj am ndam ñeenti bal ci dara lañ leen daal di duma ñu ànd seeg Abdou Diouf Junior. yëf yi taxu ko woon yomb ci ndorteel li guney Sénégal daal di ñàkk ay occasion yu bëri match bi mel ni lu tëju minute yi di gën a dem ñii di waa Guinée-Bissau di gën a am yaakaar tëj wét ki nga xam ne moom moo di Ibou Sané di attaquant bu Sénégal waaye nag bi ñu dawalee lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti simili ci la ñu gis ne yëngal nañu caax yi ki def li ni mel di Famadi Traoré daal di jëlaat benn bal boo xam ne moom moo di ñaam moom moo ko yoroon daal di dugal but ci camp yu Guinée-Bissau. ci noonee la yëf yi tàmbali ubbeeku ndax doomi Guinée-Bissau dañu waroon mën a génn ngir dem fayeeku ji loolee nag tax ba doomi Sénégal yi tàmbali nag di yëngal bu baax a baax di puus ba ki nga xam ne moo di Mody Niang joxe woon bal bi daal di dugal bi ñu demee ba football ci lu toll ci ñeent fukk ak benn ci ay simili noonee la Guinée-Bissau dem daal di bër yóbbaale ñaari but yoo xam ne war naa daw topp ci ginnaaw Sénégal ngir fayu bi ñu dikkaatee mel ni yëf yi na mu jeexee woon noonee la tàmbalee gune yi Malick Daffy yi mel ni bër bi ñu bër daal di noppalu daf leen gën a yokk kàttan bi ñu dawalee lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeenti simili ci la Ibou Sané daal di ubbi caax yi Mame Faye daal di koy fellu ci juróom fukk ak juróom-benneelu simili bi. noonee la match bi di jeexee waaye terewul la ca des moom gune yi Malick Daffy dafa mel ni ñoo xam ne ñu ngi doon foo bu baax a baax di wane seen mbégte ci terrain bi spectacle bi daal di wéy waaye dugalaatuñu muy jongante yoo xam ne ñoom doomi Guinée-Bissau yi yemut woon rek ci am po ci ñoom ndax métti woon na ñeenti bal lañ leen daan ci dara Sénégal daal di fekki Mali ci final bi Abdou Diouf Junior Stade Lat Dior bu Thiès RFM. Abdou Diouf Junior jërëjëf gannaaw ba match bi jeexee nag kii di Malick Daffy yëkkati na ay kàddu wax ci gilee jongante moom moo di tàggat équipe bu Sénégal lu mu jàpp ni moo di taxawaay gune yi rafetlu na ko waaye lu des ba des moo di seen digg ak Mali faw rek ñu gañe ko ndax final dañ ko war a gañe ñu déglu ko moom Malick Daffy ci micro Abdou Diouf Junior. li ñu ñaan yàlla nag mooy premier objectif bi mooy qualifié parce que dañu ne fii toll ak petite catégorie bi cadet yi nga xam ne defe naa benn yoon lañu mës a qualifié ñaari yoon donc pour ñu bëgg a def une deuxième d'affilée mooy qualifié waat te loolu xale yi comprendre nañ ko te def nañ ko wax dëgg yàlla léegi nag loolu objectif la boo xam ne ko fixé woon mu am mais jeexagul li ñu ñaan yàlla mooy objectif pour terminer ko am beauté mu rafet mooy gagné si trophée fii de téyewaat ko fii mu toog te ñaan nañu yàlla ak ñaanu ñëpp incha allah def ko incha allah moom wax na ko léegi ci wax
ma ne ko final kenn du ko joué da nga koy gagné ñun Mali dañ ko fekk si ci petite catégorie ndax Mali mu ngi ci jiitu ndax Mali constant na depuis ay 5 6 ans 7 ans petite catégorie Mali fii mu toog war na toog ba léegi ñun ñoo ñëw fekk si ko fu mu toog donc je pense que ñun ñooy recevoir suñu dëkk c'est vrai que c'est une équipe impressionnante avec un jeu vraiment léché avec des attaques rapides beaucoup de buts mais je pense que y aura des répondants on verra une belle finale parce que comme li ñuy wax rek final moom benn match la yàlla baax na on va le jouer pour le gagner et on fera tout inchallah pour conserver ce trophée ici. keneen demi-finale bi démb itam ba tey ca Stade Lat Dior bu Thiès na ma ko waxee Mali moom moo daal di qualifié final gannaaw ba mu daane ñii di waa Mauritanie juróomi ball ci benn ñu daal di wax ci leneen di lu jëm ci mbiru coupe du monde des clubs jàppale nag lii di Bayern de Munich moom moo ko mujj jël gannaaw final bu doon dox niki démb diggante ak Tigres bu Mexique ba Pierre-André Gignac butu Bayern de Munich nag ko dugal benn doomu France la moo di Benjamin Pavard match troisième place bi itam diggante Al Ahly bu Égypte la woon ak Palmeiras di équipe bu Brésil gannaaw tir au but Al Ahly moom moo ko mujj jël li nga xam te ne moo di match de classement bi googule match de classement ña ko arbitré ay doomu Sénégal lañu ci njiitalu Maguette Ndiaye di arbitre central. huitième de finale FA Cup Angleterre dañ doon yeggali lii di jongante yi ni ki démb Southampton moom dafa fekk Wolverhampton ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara Barnsley mujj ñàkk benn ci dara digganteem ak Chelsea bu Edouard Mendy waaye Edouard Mendy jot góolu googule match ndax dañ kaa daal di noppal ku ko fóotu nag moo di doomu Espagne bi di Kepa geneen jongante di demi-finale Coupe du Roi d'Espagne démb diggante Athletic Bilbao ak ñii di waa Levante dañoo daal di match nul un but partout ci France 32e de finale yi ni ki démb ñu ko doon yeggali Sochaux bu Omar Daf daal di éliminer Saint-Étienne benn bal ci dara Angers moom moo daal di daan Rennes ñaari bal ci benn saytu. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. xibaar yu wér te wóor. xibaar yi caatir ci ànd ak Ana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu xamante te ji ci suba ak benn ndaw artiste sénégalais Jean-Baptiste Niago lay wuyoo gannaaw bi mu génnee singalam bu njëkk atum 2016 di Chéri Coco dolli si waat na atum 2021 bile ak benn ñetteeli single ba tey ci wàllu mbëggeel titre bi tudd mbëggeel bu dëggoo. malay mbaraan tooñu loo ma soo ma soree dang may gaañ sama am sama mën sama coono. nit ñi danañ yaakaar ni que mbëggeel rek laay woy mais lu waral ma génne woy bi moom mooy que les gens voient autrement l'amour diggante yu bëri day am tas jigéen ñu mënatuñu góor ñu mënuñoo muñal jigéen ñi ak bëri na ay paramètres yoo xam ne ku nekk ak ni nga dundee sa mbëggeel ca laa bindee woy bi ma ne mbëggeel bu dëggu dafa war di baale dafa war a supporter lépp endurer lépp. artiste bi juddoo Dakar am fanweer ak juróom-ñetti at nee na sonorité africaine yi moom ci lay basé wu ngir def musique am na nag lu mag loo xamante ne mu ngi koy waajal. lu gën a waral ma génnee single bi moom mooy pour wax dëgg rek te yàlla tax moom mooy promouvoir sama personne au fait au moins sénégalais yi xam ne am na artiste bu tudd Jean-Baptiste Niago bu ñëw am style am nu muy woyee à sa manière et aussi di waajal sama album boo xam ne léegi def na juróom-ñaari at maa ngi koy waaj boobu ba tey te xam naa ni ku yàggatul dara dana génn. Jean-Baptiste Niago bëbëtam kon bu gën a mag mooy mën a représenter Sénégal fépp ci àdduna bi ak musique am waaye itam di yëngu ci wàllu social ngir mën a dimbale ñi nga xamante ne ñoo di néew di doole yi. ci wàllu littérature Alioune Badara Bey moom mooy présenter téere bu mujj mu tuddee ko album littéraire tome 2 mu di nag ay œuvre yu bëri yoo xamante ne jotoon na ko bind loolee la daal di boole téere boobu mu daal di ko bind ànd ci ak bindkat bi di Abdoulaye Fodé John ñu déglu ci kon Alioune Badara Bey. li ma bind ci tome bu njëkk bi mooy pièce yi nga xam ni moom laa jëkku si ay saako du ceddo ay jaalawaali ay yooyu ñoo ci nekk. alors dama seet ni yenn saa yi damay dem fenn laajte wala ñu bëri woo ma ni ma pièce bi jeex na épuisé na amatul donc ma ni léegi comme naa leen boole ci benn tome. bu ma leen boolee boo amee tome bi rek di nga am yiw alors loolu moo tax tome bu njëkk bi jàllee ma ni bon naa def tome 2 bi jël ñeenti œuvre mais def ko ñaari partie bu njëkk bi nekk œuvre yi nga xam ne dama leen reprendre mooy roman yi comme Bani de Tangiba sur les traces de Alioune Badara Bey Chant pour Chérif Ousseynou Laye ak Tragédie du Damel Makodou. mais nag deuxième partie bi
mu nekk ay poème ay taalif yi nga xam ni publié wuñ ko woon comme Mali Sadio comme la légende de Kano yooyu mosuñu leen publier. Alioune Badara Beye njiital association des écrivains du Sénégal mooy doon ganuk Ndate Diop ëllëg ci seen magazine bi ñu jegleel aada ci RFM xalam mbokk yi fii la ñuy am ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax.